asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan à travers Univers Info TV comme niñ koy defee saa su nekk ci seen biir émission Univers People di dalal ay ndaanaan ay kàngam yoo xam ne tey mën nañoo ne ci showbiz bi marqué nañ fi seen empreinte tey ñu seet si benn xale boo xam ne mën naa ne marqué na empreinte am ci li nga xam ne moom mooy showbiz bi muy ki nga xam ne mooy Rema Diop ñëpp xam ko mën naa ne jamono jiñ toll nii mooy cartonné ci li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi balaa ñoo tàmbale waxtaan bi nag dama koy bàyyi mu nuyoonteeg mbokk internet ci Rema maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Sali asalaamaaleykum Sali asalaamaaleykum à tous les internautes de Univers Info TV c'est vraiment un plaisir nekk seen invité tey ci Univers People. macha allah rafet na mais man li ma jaaxal petit mooy Rema bi ñu doon gis ak Rema bi c'est diamétralement opposé Rema secret bi lan la ana verre yi vraiment ana fulaar bi. waaw li may wax rek exclusivité bi yéen a ko am parce que récemment je suis partie faire une opération au niveau des yeux donc lunettes yi dañ na. Rema ci beneen li ma ko waxee ni ma koy faral di waxee Rema ci yeneen dimension Rema ci beneen look incha allah bëgg naa sénégalais xam ne kii mooy Rema avec les dreadlocks et tout nañ ko miin daal. non Rema bi génn nii neex na ma macha allah look bi moom macha allah jàpp na la ça te va à merveille macha allah Rema ñu dugg ci waxtaan bi Rema musique bi nga dugg da nga am famille koo xam ne day wëy wala affaire bi nu mu fa demee noonu. non man nag awma ci sama biir famille kuy way man maa ciy way mën naa wax ne man maa ciy way mais xam nga dama sama yaay xalpulaar la te foo dégg xalpulaar xam ne ñoom dañoo bëgg way wàllum fecc sama papa aussi di lébu ñun aussi muy histoire lébu et tout donc j'ai combiné les deux donc métissage boobu noonu moo jurul Rema Diop. d'accord donc mën naa ne amutoon problème pour nga intégrer ci li nga xam ne moom mooy musique bi. non musuma am problème boobu. d'accord je vois ñu gis Rema bi ñu gisoon bu njëkk at Rema bi mën naa ne du benn wante aussi tamit dañ ciy jéem a adapté wu mën naa ne ñun ñoo am exclusivité bi. mën naa ko wax voilà donc Rema ñu bëggoon nga wax ñu tuuti kan mooy Rema réellement. waaw Rema c'est une jeune fille c'est une jeune Rufisquoise ma dëkk Rufisque ak Bargny di étudiante aussi en génie civil doon ku bëgg musique di dund musique ñëw pour bégal sénégalais yi wan leen lan lañ mënee ak fan lañ leen mën a bëgg a yóbbu. Rema ci ban label nga nekk actuellement. bon instant bi nekkuma ci benn label maa ngi ci ñëpp. damay liggéey rek en solo ak sama manager donc instant bi nekkuma ci benn label. ñu gis Rema gis nañ clip yi nga xam ne génnee nga ko gis aussi tamit li nga xam ne da ngay wéyantu macha allah baat bi neex trop baat bi naturel la wala da nga koy. waaw naturel la rek mayu yàlla rek mayu yàlla boo xam ne aussi xaw nañ koo travailler donc moo jur lii. donc c'est naturel daal. waaw c'est naturel. mixé wuñ ko boole wuñ ko. non c'est naturel vraiment ku ko xam sax xam ne moom acapella mooy mbiram. ñu ci bari ci loolu lañ ma gën a xamee vraiment acapella mooy mbiram. donc des fois boo nekkee studio sax da ngay xaw a sonn mais bon naturel la sant yàlla bu baax. sant yàlla la bu baax ñu gis aussi tamit ki nga xam ne moom mooy Rema ñu gis son yi muy génnee macha allah mën nañ ne paroles yi mën naa ne day wax aussi tamit day conseiller day yeete paroles yooyu yow yaa koy bind wala. waaw lépp liggéey boo xam ne on travaille en synergie ak sama directeur artistique ak ñoo xam ne aussi dañoo pare pour jàppale ma donc je travaille en synergie ak ñoom ñun ñooy toog. waxtaanee bind ne lii war na mën a toucher bu génnee. c'est ça donc paroles yi tout le temps dañ ciy sóor parce que xam nga musique neex na mélodie neex na mais aussi paroles yi daf ci am importance donc tout le temps dañuy calculer loolu. surtout ci paroles yi ñu gis ne paroles yi moom à tout moment mbëggeel ngay ñëw di dugal ci paroles yi. vraiment mbëggeel bi yaa ngi koy dund de. non du mbëggeel la ñuy dugal sax mais dans la vie sax tout est question d'amour lépp amour la. mais ku ci nekk ak ni ngay exprimer sa amour. tu vois donc ñun dañoo commencé ak Asgor ñëw pare teg ci Falaay Langue donc lépp aussi mbëggeel la mais dafa am fu muy lu muy canaliser quoi. c'est ça. d'accord Falaay Langue bi xam naa ne foofu moom spécial lañ koy jëlee tege ko de côté parce que foofu dama cee soxla lu bari mais d'abord li nga xam ne moom mooy
ñu ko si waxatee ni non as gor bi sax mën naa ne bi nga ko génnewee peut-être Falaye Langué bi mën naa ne moo ñëw gën a cartonné parce que Sénégal moom mbëggeel la ñuy dund. mbëggeel la ñuy dund mën naa xam ndax tey jii nii mbëggeel boobu noonu nga wax ci Falaye Langué boobu tey moom ngay dund actuellement wala. non bah, je suis pas mariée donc gëm naa ne li nekk ci Falaye Langué boobu dundaguma ko parce que là je suis pas encore mariée te Falaye Langué peut-être ku marié lay waxal. day wax ak ñëpp ñuy dund mbëggeel parce que daf leen di jox conseil. parce que nan nga war a mën a comporter woo boo amee sa borom kër wala nan nga mën a comporter woo boo amee sa soxna mais man nekk guma ci ca je suis pas encore mariée mais Falaye Langué bi daal ñëpp dinañ ci gis seen bopp. non Falaye Langué bi boo duggee TikTok da ngay gis ne célibataire yi ci ëpp. waaw célibataire yi. célibat yi ñoo ci ëpp. Falaye Langué surtout deuxième refrain bi booboo neex ñëpp. ki ma sagal yow la ki ma cëral yow la ki ma teral ba ma tedd teg ma ci wetam yow la su ma bëggee yow la mënuma baax ba raw la su ma génnee ñu naw ma billaay ginnaaw yàlla yow la kon tey dees na ci man ma mat la sëkk yaay mat la jabar mat la ki lay bégal ki lay raay waay. foofu neex na dinañ ci ñëwaat parce que refrain boobu moom ñëpp la neex mën naa ne dafa cartonné sur TikTok même gis nga boo gisee album bi mu génnee aussi itam clip bi ba mu génnee gis nañ aussi que ne am na 2 millions de vues loolu c'est extra mën naa ne est-ce que ne ko yow kese yaa ko dafa gum. non sant yàlla non am na ñuy def lu gën a raw loolu mais sant yàlla rek. mais at ni nga génnee moo doy waar. non dañoo laal xolu sénégalais Falaye Langué dafa laal xolu sénégalais et pour dire vrai tout à l'heure maa ngi koy wax Falaye Langué dama seetlu que ne du mag ñi sax rek ñoo ko bëgg. mais je vois des enfants yoo xam ne nii lañ toll wallahi lazim ñoo xam ne ay 1 an mënuñu sax wax. dañuy woy Falaye Langué donc loolu c'est une chance. ñu am ko c'est une chance sant yàlla parce que loolu moo nekkoon objectif bi. génne loo xam ne day laal xolu sénégalais et je pense bien que Falaye Langué atteindre na ko. non laal na xolu sénégalais yi laal na leen yii macha allah man moom laal na man moom chaque jour ma TikTok. non sant yàlla parce que Falaye Langué récemment ñu ngi gis vidéo yu ñuy def yoo xam ne Falaye Langué ci diine ji lañ ko yóbbu. donc ñu naan na la joxee yow yonent bi doy nga ma wér waay doy nga ma kaaraange. su weer wi teeroo ma dina lay Langué. Falaye Langué Madina Lay Langué c'est-à-dire mu nekk loo xam ne dafa touché gars yi. Falaye Langué yemul ci jamono rek dafa dugg ci diine. nag woy naa ko sëñ Sam Mboup di ko nuyu de passage nekk sama xarit nekk sama mag nekk sama papa jël ko woyaat ko ci yonente bi tout le temps daf ma naan vraiment yow xamoo li nga woy sax. yow li nga way xamoo ko Falaye Langué bi danga ko way te xamoo li nga way donc c'est vraiment un plaisir gis ko ñëpp bëgg ko mu doon ci jamono ko mu doon ci diine c'est un plaisir. macha allah image yi rafet na te lépp nice na aussi tamit mais ñu gis ci benn artiste muy Cherifou sa relation ak Cherifou nu mu fa demee noonu. waaw question bu ma ñëpp di poser. Cherifou c'est un frère. Cherifou sama mag la sama xarit la. koo xam ne aussi c'est une bonne personne la nit koo xam ne dama ko naw nit koo xam ne dama ko estimer nag respect bi muy jox nit ñi ak gëdd gi muy jox nit ñi xoolul ne man maa raw kii xoolul ne man maa raw kële non daf lay jël teg la ci wetam di la teg ci yoon donc ma koy nuyu de passage muy moom di job sa brain ak waa Rock Team yëpp di ak imam aussi maa ngi koy nuyu parce que c'est moom moo réalisé clip bi. réaliser clip bi kii nii ni ñu ko soxatee vraiment ñu gis aussi tamit jamono ji showbiz bi metti na doy na waar bari na classante ku nekk mi ngi xëccu sa boor di wane ne man maa la gën a mën wëy yow tey ban position nga taxawee xam naa ne yow moom instant yéeg nga. non man moom damay wax ne damay neutre parce que artiste laay woowee sama bopp. artiste c'est-à-dire artiste. damay dénoncer ay vices. Je suis pas venue pour concurrencer qui que ce soit. dama koy rappeler gars yi je suis pas là pour concurrencer qui que ce soit suñu borom am na lu ma may ma bëgg koo partager ak sénégalais yi donc c'est juste ça
damay dénoncer ay vices damay jël li nga xam ne peut-être moom la société bi di dund ma koy jël di ko véhiculer à travers ma musique parce que am na ñoo xam ne peut-être du ñu toog di seetaan débat am na ñoo xam ne du ñu toog di seetaan ay waxtaanu diine wala dara musique la ñuy déglu donc à travers musique boobu noonu la ñuy waxtaan ca débat ba ak la ñuy waxtaan ci diine ba gëm naa ne war nga ko fa mën a yóbbu ba tax na ne nit kooku su ko dégloo dina am lu mu koy jàng lu mu koy jural donc c'est ça man je suis pas là pour concurrencer avec qui que ce soit je suis là juste pour montrer mon talent li ma suñu borom may ma koy partager gars yi di leen ko rappeler aussi bu baax bu baax mais vraiment comment ça se fait yow vie milieu bi nga xam ne tey moom ngay dund muy showbiz bi noo koy boolee ak jàng bi yombul doo am problème yombul de ak ni ma bañee jàng jamono ji day jàng métti na barki yàlla jàng métti na yombul mais bon lépp organisation la rek jàng moom neexul di xëy 8 heures di jàngi ci yombut bàyyi say nelaw dem jàngi ci dama koy faral di wax des fois dama naan sax ku am courage dëgg-dëgg mooy jàng samedi surtout samedi nga bàyyi ñëpp di nelaw yow nga jàngi mais lépp organisation la dans la vie tout est question d'organisation man j'ai l'habitude de dire que je me suis tracé un tableau de priorisation damay teg priorité teg nécessité xam ne jàng bi priorité la ci man parce que balaa musique jàng laa amoon donc mën naa wax ne sama talent ci jàng sax laa ko découvrir parce que dama daan jël ay samay leçons sax di ko way tu comprends donc c'est ça juste damay teg priorité teg nécessité xam ne jàng bi priorité la musique bi nécessité la mënuma dem bàyyi beneen bi donc damay organiser wu rek en plus ma am soutien aussi sama soutien manager parce que tout le temps moom dafay comprendre que ne man tey bu ma waree jàngi damay jàngi su ma waree dem musique damay musique donc tout le temps dafay organiser wu ci loolu muy moom di samay parents donc sant yàlla quand même. sant yàlla bu baax mais ni nga gis nga dem école taseeg sa camarade de classe yi ñu naan Rema ngi nii star bi léegi. l'artiste non mbaa doo nekk di jaayu. non l'artiste des fois nag ma xaw a bëri tiitar tuuti xam nga damaa bëri tiitar nag sama papa laa nuru damaa bëri tiitar non mais bon tout le temps damay xam ne juste loolu succès pour moi c'est ça le succès voir mon entourage épanoui may way mu neex gars yi ñi ma nekkal sama environnement parce que école aussi c'est la famille parce que li ngay partage li ngay passer école doo ko passer sa famille sax tu vois donc loolu pour man loolu succès voir tout le monde épanoui et sant yàlla quand même. D'accord kan moo fi nekk temps yi. ku fi nekk sax Sali doy nga waar de. tamit nag vraiment question boobu bokk fi de. Sali question boobu bokk. ñu xamante ne on se connaît. musique bee fi nekk. musique bi la. baa li ngay def Sali xamante nañ. Sali musique bee fi nekk. xamante nañ wala donc li nit ñi di wax dëgg la. lan la ñuy di wax. lan la nit ñi di wax. lu nit ñi di wax laa bëgg a xam. donc yow da ngay confirmer. wala. la laay confirmer. yow da ngay confirmer la laay confirmer lu nit ñi di wax. ñoom daal nee nañ am na benn star booy génn. yéen ñaar a nekk. star kay maa ngi nii musique kay star la maa ngi nii ak sama musique. bàyyi ngay def. Sali xamante nañ Sali ajul loolu wala manager bi moom. wala sunu manager bi moom nga rus nañ ko bàyyi mu génn. Sali ajul loolu. dara nekku fi kenn nekku fi musique bee fi nekk ñu koy gérer. sérieux sérieusement. su ma ko déggee feneen du baax. waaw baax na waaye ba nga dégg ko feneen. ñu waxtaanee ko. ñu leen di fàttali rek ne ñu ngi seen biir émission univers people tey ñu seet si ki nga xam ne moom mooy Rema Diop ndeysaan xale bi dafa souriante macha allah look bu nice look bi moom xolal nee naa ko jël ñu ci pause yu mu ngi defarwaat. ma gars yi xool leen ma. non xool leen ko bu baax xool leen ko ndax xale bi ni mu ñëwee moo am doole. waaw waxoon naa leen ko nee naa leen musique laay def te musique dafa am yi muy laaj yëpp bu tegoo ci yoon incha allah dinaa ko jox. tey gis nañ ma casquette bi look bi chaque jour ak bii ñëw chaque jour ak bii ñëw mais nañ xam ne vraiment rasta la ma sa doon moom sama si man la bokk vraiment rasta la donc nañu xaar lu bare incha allah. D'accord Rema kan mooy sa woykat préféré ku lay inspiré kan nga xam ne tey jii nii bu wéyee rek yow voilà sa yaram yi du toog. non man moom damaa bari woykat mais fii Sénégal mën naa wax ne Coumba Gawlo mooy sama woykat ñëpp xam nañ ko déjà ñëpp xam nañ ko bëgg naa Coumba Gawlo bëgg naa Massané bëgg naa ñëpp mais ñëpp xam nañ ne Coumba Gawlo mooy sama woykat mais man nag damaa bari woykat nag yemuma Sénégal kese damay wër rek
damay wër. non Sénégal lañu wax. waaw sa idole sa wéykat. Kumba Gawlo. Kumba Gawlo may ñu si tuuti. ay naan yoo uyuma sala di maning for liliu sala di maning for yuga mate maisa samba jailai dilai digalanka amat mola usman singumate samba laganulen duru bijayul ngor uru saibano dolani wale baku jangu do turmanadam nani jeri ngalanani walo liliu iganya sala di maning fore. man de bëgguma woon sax mu jeex bëgguma woon mu jeex macha allah internet yi yéen ñi loon wax ne day mixé yéen a ko gisandoo. c'est naturel. mixé wuñu guys mixé wuñu. c'est naturel. c'est naturel loolu moom macha allah kenn mënu ci dara firndeel nga ko macha allah mu ne ko firndeel nga ko ñu gis aussi vraiment jamono ji benn xale ndaanaan mi cartonné temps yi ci réseaux sociaux yi moom tamit mën naa ne xale la aussi tamit mais am na talent macha allah mooy ki nga xam ne moom mooy Dieyla gis nañ ne temps yi macha allah mi ngi def voilà lu dara jarul temps yi daal dafa mel ni réseaux sociaux yéen ñaar yéen a koy awante daal am Dieyla am Rema lan nga mën a wax ci xale boobu. macha allah xale bu mën a woy xale bu am talent. parce que elle a fait ses preuves te ndaanaan boo fi teg léegi. boo indiwul Dieyla jàppal ne manquel nga donc macha allah c'est une petite sœur bu mën a woy di ko ñaanal suñu borom yàlla na ko teg loxo aussi. ndaanaan la te mu ngi def liggéey bu mucc ayib muy moom di manager am di yaas di leen nuyu de passage. yaakaar nga ne yàgg Dieyla du combat. li ma la wax rek ñëwaat nga ci question bële concurrence Dieyla sama rakk la ndaanaan la te reconnaître naa ne ndaanaan la. muy moom di Dieyna Baldé di Aïcha Koné ñoom ñëpp gaa yëpp xale yëpp macha allah ay ndaanaan lañ te fu ñu woyee nga xam ne ni kii dëgg ndaanaan la. génération mag ñi xam leen ne xale yaa ngi ñëw de xale yu doy waar macha allah. nañ toog xaar incha allah. xale yu garaaw ngay gis noonu xale yu garaaw bii bokk na ci moom bii moom macha allah mën naa ne moom bii moom benn la ci mbir yi kii nuñ ko si waxatee vraiment mën naa ne showbiz bi doon na loo xam ne lu metti la macha allah metti na trop est-ce que tey jii du ngeen ci am ay problème parfois ay difficultés ci wàllum média bi surtout wàllum presse bi parfois bu ngeen bëggee ñu dugal ci seen son yi noonu est-ce que du ngeen ci am ay difficultés. bon si parfois dañuy am ay difficultés parfois que ça soit ci invitation yi wala ci diffusion yeeg yooyu noonu mais lépp comprendre nañ gars yi artistes yi nag dañoo bari. artistes yi dañoo bari du ñëpp la ñuy mën a tegandoo mais boo defee liggéey bu mucc ayib. sa image rafet sa son rafet. yow tu n'auras pas besoin de te déplacer pour ça gëm naa ne ñoom ñoo lay wër si donc sant yàlla quoi yombul nag te aussi di ñaan gars yi nañ ñu ko yombalal parce que ay xale lañ dañuy soog a door te tamit média ci la bokk site internet yi yéen ñii ci ngeen bokk waaye média yi aussi ci lañ bokk parce que nit loo ku jël investiru dem yàlla boo def autoproduction nag tu te produis toi-même def son def clip bëgg nga bu génnee bu amee qualité aussi à préciser bu amee qualité bëgg nga gars yi jël ko tegal la ko parce que loolu mooy doxal sa liggéey donc di ci interpeller gars yi di wax ne ay ndaw lañ dañuy soog a door te loolu moo ñuy lancé nañu ci jàppale bu baax comme ni mu ko waxee rek ñun ci boppam ñun ñoo leen war a jàppale ngeen jàppale ñu dona la bu ko defee rek incha allahu rabbi mën naa ne jeunesse bi ci boppam dinañ ci gis seen bopp te ñii rek lañ war a jàppale muy jeunesse bi nga xam ne tey jii dañoo am ambition am li nga xam ne gëm nañ ko te di ko def tamit wutuñu ko feneen xool
xoole wuñu feneen donc li ñuy dem di jéggaani nañ taxaw fii tamit xool dëggal suñu bopp. ngay dàq kéwél mu dem ca àll ba dàq ko mu dem ca kër ga. nañ ñu jàppale ñu ay xale lañ te gëm nañ li ñuy def. xam nga mbir mi loolu la boo ko gëmee bëgg ko gëm ko. te mën ko aussi bëgg ko gëm ko mën ko. boo li ay desama ndaw day soog a door jàpp ca la war waaye bu ko fa xasal gars yi nañ ñu jàppale. tey jii boo loon ñu wax Rema tey est-ce que mos na dund loo xam ne tey jii nii bu ko xoolee wala bu koy fàttaliku xolam day tooy tey lan la war a mën a doon tey boo xam ne dund nga ko ci musique wala ci lépp lu mën ci doon loolu mënul ñàkk mënul ñàkk moom des fois nga dund yoo xam ne dalay xaw a marqué. ci lépp aussi ci lépp nag vraiment demal rek nag sali question boobu est-ce que doo ko bàyyi bu sedd xamante ne daal di ngay def non bari na des fois da ngay dund lu bari mais da ngay sant yàlla parce que da ngay wax ne lépp jaar-jaar la te lépp da lay jàngal. li ma dund lu ma marqué genre ba ma nekkee lu ndaw xam nga demaa jaaykatu naanaa la ak jaaykatu beñe ma daan jaay beñe su ma jàngi jee wàcc defar beñe dem jaay ci après ngoon gi ma ñibbisi dama daan tase ak des fois ay camarades yoo xam ne dañ ma daan woowee jaaykatu beñe bi tu vois di la jéem a minimiser comme si que ne yow da ngay jaay beñe c'est vrai que yéenay bokk école wala yéenay bokk classe mais que ne yow boo génnee da ngay dem jaay ji beñe tu vois tout le temps ñu lay fàttali que ne jaaykatu beñe nga wala dara. Bon autant daf ma doon métti mais après à un moment donné je me suis rendu compte que ne loolu du loo xam ne gàcce la c'est une fierté ma toog tey ne man jaaykatu beñe laa jaaykatu naanaa laa te ba tey maa ngi koy mën. ba tey maa ngi jaay beñe ba tey maa ngi defar beñe di jaay ku bëgg a commander aussi mën na maa def si mën na jaay sama manager donc di wax ne loolu fierté la c'est vrai que autant boo nekkee xale dalay metti ngay génn ñu naan la jaaykatu beñe wala jaaykatu naanaa mais à un moment donné da ngay éprouver fierté parce que kenn du taxaw ne Rema def na lii wala kenn du taxaw ne Rema def na jaay na leneen lu dul kii yoon donc sant yàlla quand même. sant yàlla donc jaaykatu beñe beek jaaykatu naanaa bi lépp a yam l'essentiel mooy que ne nga xam yow sa bopp xam yow yaay kan xam aussi tamit fi nga jóge aussi tamit dafa am solo trop parce que éducation dafa doon loo xam ne tey jii nii mooy base ci lépp loo gis te tey nit ki bu la gisee naw la rek dafa fekk ne yow ci li nga nekk moo tax tey jii mu naw la yow foog naa ne tey jii ñi nga xam ne tey ñoo loon la tooñee jaaykatu beñe yi tey foog naa ne tey doo déggati jaaykatu beñe. mooy yow kaay ma waxal la na de gis nga sama fans yi dama koy fàttali sama fans yi waa Maketu Tëngéej ñëpp pour te dire que ne musique ak sama jàng ni mu yàggee bokk su ma daan jaay beñe su ma ñëwee bu ma bëggee nga jënd dama lay wayal am na ñoo xam ne dañ ma naan wayal ma ba pare ma jënd comprendre nga donc sama fans yu bari sama quasi totalité fans yi mën naa wax ne samay clients lañ et ça c'est vraiment un plaisir di leen nuyu de passage waa Maketu Tëngéej. seul le travail paye seul le travail paye tey jaaykatu beñe bi tey moo doon star bi nga xam ne tey waa Univers Info ñoo déplacé wu ñëw seetsi ko tey fii nii mu accueillir ñu macha allah kontaan nañ trop tey jii nii dalal bi ñu dalal aussi tamit ak yaatuwaay bi sa manager aussi tamit duñ ko fàtte sonal naa ko trop xam naa ne daloon gis samay appel rek na commencé naan kii sonal nañ ko trop mais lépp lu ñu def rek ngir internet yi moo tax ñu def ko ngir aussi tamit ñi nga xam ne mooy suñuy star ñi nga xam ne aussi tamit mën nañoo ne xale yi nga xam ne tey bëgg nañ seen bopp gëm nañ seen bopp aussi tamit te xam nañ li ñuy def tamit am nañ talent moo ñu tax a jóg moo tax ñuy déplacé wu à chaque fois di ñëw di leen seetsi mais tey bëgg nañ aussi tamit laataa ñoo jeexal tey nga am loo may waa Univers Info ci baat si di leen ma wax ko benn yoon yéen moom jaaral na ma yéen si di leen ma wax ko ñaari yoon no yee Univers jaaral na ma dinañ ma woo dinañ ma toppatoo sali dina ma jigi saa su ne di ma ree dinañ ma woowee dinañ ma toppatoo waaw dinañ ma jigi saa su ne di ma ree man xàmme naa leen te ñeme naa leen yéen a ma doy ji farandoo da ngeen ma neex chéri saay man du ma mën a jege kaay yaay sama koko rappe saay du ma xool ba ma ñeme kon tàmm naa la yaa fi ne duy nga ma wér waaye duy nga ma kaaraange doy nga ma ci sa ñege naay waaw lay lange
falay lange falay lange falay lange ci sa wet lay lange ki ma sagal yow la ki ma cëral yow la ki ma teral ba ma tedd teg ma ci wetam yow la su ma bëggee yow la mënuma baax ba raw la su ma génnee ñu naw ma bilaay ginnaaw yàlla yow la kon tey dees na ci man ma la sëkk yaay ma la jabar wala kii lay bëggal caméraman ba ngay ree doon ki lay raay peut-être est-ce que gis nga ni muy baarale affaire bi gis nga armure bi mu koy dugal fi mu koy neexalee noonu feeling la loolu feeling la dafa mel ni nag temps bi dab nañu ce mot de la fin at lan ban message ngay lancé tey mën naa ne xale yi nga xam ne tey jii ñu ngi dugg ci li nga xam ne moom mooy showbiz. waaw déjà di wax ne yombul ah c'est quelque chose de très difficile mais gëm-gëm nit dafay gëm boppam am ay principe xam fi mu jóge te xam fi mu bëgg àgg donc je leur donne conseil nañu xam seen bopp bëgg génn taxul ñu warul tax ñu def naka sudul noonu nag ëllëg ci biir way walay doon donc je leur donne conseil ñu xam bu baax seen bopp yombul waaye loo bëgg ak loo gëm danga ciy dem incha allah gëm leen seen bopp xam leen ki ngeen doon takk seen ndigg liggéey parce que mbir mi yëpp liggéey la liggéey leen incha allah di ngeen gis résultat di remercier ñëpp remercier sama manager di leen remercier waa Univers Info TV ci déplacement bi vraiment kontaan naa ci yéen di remercier sama directeur artistique Xaaj Mansour soxnaam sama maam yaayam donc di remercier ñëpp vraiment di kontaan ci yéen di kontaan ci internetu Univers Info TV. macha allah kàddu yi rafet na trop macha allah comme ni mu ko waxee rek gëm sa bopp mooy tax tey nga mën a egg fu sori tey jii nekkul ne aussi tamit comme ni mu ko waxee rek expérience am jaaykatu naanaa wala jaaykatu beñe tey jii dañ ko war a xeeb parce que ñooñu tey jii ñoo nekk ñoo xam ne tey jii mën naa ne fii ngay taxaw tey di leen ñaan wala di leen solliciter quelque chose donc liggéey rek moo am solo macha allah internet yi lii lañ leen indiloon tey si seen biir émission Univers People ñu àndoon si at ki nga xam ne moom mooy Rema Diop nee na ñu fàtte lunettes yi fàtte leen lunettes yi musóor yi aussi tam daa mel ni mën nañ ko fàtte de. waaw parfois mu maye tagal xam naa vendredi bu maye tagalam bu baax noonu ñu ngi leen di wax nag ngeen abonné ci sunu page YouTube Univers Info ñu ngi leen di jox nag dig daje beneen yoon at beneen invité d'ici là portez-vous bien au revoir.